jërë ngeen jëf yéen mbokk yi ñuy bàyyi xel ci Sénégal 7 amaat nañu mbégte di ànd yéen seen émission 13 minutes de vérité tey nag muy dalal njiitalu parti MCSS Fulla ak Fayda di El Hadj Mamadou Guissé ñu fas yéene waxtaan ak moom ndax gis ngeen depuis le 17 ci la ñu fësal seen génn ci coalition Yewwi Askan Wi lan moo waral génn boobu ak it fan la ñu teg seen tànk ndax ñu jëm ci ay législative looloo nar a wundu waxtaan bi ak moom kilifa gi am naa mbégte di la dalal ci 13 minutes de vérité. jërëjëf Pape Ousmane Cissé ma lay sant di la remercier ci invitation bi. di wax ne c'est la première fois que ma dugg seen studio yi. yu taaru yi macha allah di leen féliciter. jërëjëf ci dynamique bi ngeen nekk. pour diversifier le paysage médiatique et audiovisuel. bon di wax ne aussi en tant qu'homme de culture. dama koy rafetlu. di leen encourager. ñun aussi dañ koy rafetlu ci dalal biñ la dalal parce que fii moom makkaan bi ñëpp lañ fi dalal ñoo xamante ni Sénégal soxal na leen. te it fépp fuñ toll rek ci jamono mbir yi yitteel leen rek ñu fexe ba nu ñu amee moom jotaay. lu leen génnee ci Yewwi Askan Wi. voilà loolu question boobu bu ma neex la. heureusement aussi bi nga ci tàmbale rek dugg ci. oui. parce que xam nga ñun bi Yewwi Askan bi ñu créé Yewwi Askan bi man Khalifa Sall laa mu nekkoon en relation. Khalifa Sall ak Moussa Tine donc Moussa Tine laa waxtaanal ak Khalifa Sall ba ñu wooñu ci Yewwi Askan bi ñun nag suñu parti bi dafa am spécificité ndax parti boo xam ne d'obédience culturelle la maanaam ñun suñu lépp daf ko culture ko lal suñu parti donc bi ñu woowee moment boobu coow lu mag am fa diggante Bougane Gueye Dany ak Ousmane Sonko. bon bi mu amee problème couleur ñun nag boobu Bougane daf ñu woowoon pour ànd ak ñun dem na sax ba def lancement nii boo xam ne daf ñu woowoon pour waxtaan ak ñun rek ñu ñëw mu def lancement loolu aussi neexul woon waa parti bi parce que dañ ne woon loolu balaa ñu ko entraîner il faut que ñu ñëwaat bureau politique ba waxtaan ci. Bougane li ko génnee fële loolu la bëggoon def ak yéen. waa Bougane waa li ko génne ci Yewwi Askan bi moo doon affaire couleur maanaam moom couleur bi ñu def nee na couleur Pastef la alors que tey moom coalition bi mu yore woon gëm sa bopp moom parti mouvement am la sax lépp loxo bee ci nekk ak lépp léegi nag ñun loolu en tant que parti boo xam ne dañuy ñun sunu mbébét moo doon dajale opposition bi waxtaan parce que ñun dañoo privilégié waxtaan boobu ñu privilégié dialogue pour une opposition forte pour opposition bu am doole ñun loolu moo ñu waral ñu rester ci coalition Yewwi Askan bi ak démocratie bi nga xam ne dañ ko bëgg saxal ci réewu Sénégal ak éthique ak bonne gouvernance ak li nga xam ne tey moom la dëkk yëpp di aspirer maanaam mooy nga développer ci république bu démocratique te loolu moo waral suñu démarche parce que culture ci boppam moo njëkk démocratique culture bëggul censure culture bëggul lu normalul tey homme de culture yi ñoo gën a nekk des révolutionnaires fu gis dëkk boo gis ci àdduna homme de culture yi ñoom ñooy jubbanti. mais justement lan moo leen gêné ci coalition bi. comme ñëw ngeen jaar ngeen ci Khalifa ñu dalal leen. waaw jox leen terme de référence yi ngeen nangu ko. waaw léegi. ñu nangu ko signer charte bi. waaw te bés bu ñuy signer charte bi am na événement bu mag bu fa xew. ndax Idrissa Diop nga xam ne mooy vice-président du parti. oui ñu ngi koy nuyu parce que waaw grand Idrissa Diop homme de culture boo xam ne dina dimension extraordinaire. moom nga xam ne xam na lu xew ci adduna bi. moo tax toogul croiser les bras Idrissa dafa ànd ak man. pour jox doole coalition bi pour signer charte bi bi ñu signer charte bi ba pare li war a dox ci coalition mooy lépp lu ñuy def dañuy waxtaanee mais bu dee coalition boo xam ne lépp lu ñuy def doxalin bi te dama la koy firndeel benn par benn doxalin bi ñuy dox ñaari nit wala ñetti nit ñooy tëju ñëw yeewu rek nga dégg ko ci presse bi wala ci média yi loolu démocratie amul ci biir d'abord li njëkk mooy coalition Yewwi Askan bi amul démocratie interne maanaam conférence des leaders li ñu war a waxtaanee ndax tey jii ànd nawle dafa war a am mais bu ñu ànd nawle yow ñett wala ñeenti nit di décider nu leen neex. mais justement est-ce que xam ngeen li ngeen signé. non xam nañ ko xam nga li ñu signé nag. waaw moo tax sax parce que charte boobu dafa leeral nan la ñu àndee. dafa leeral li ñu àndee
te jàpp ma ni ñu waxee noonu la ñuy àndee ñëw nañ def lu orog loolu. non lu ndax wax nañ décision yi naka lañ koy jëlee. mais dama ne fan lay wàccee fan charte bi yëpp bu doon dañu ko may charte bi mën nañ ko lire fii si kii bi ba mu jeex mais charte bi li mu njëkk a joxe lu tax ñun ñu sawar a nekk ci mooy charte bi li mu wax ak li conférence des ñeenti leaders yooyu décidé ça fait 2. ah oui mais charte bi conférence des leaders ni ñuy doxalee amul démocratie interne benn. Deuxièmement am na déclaration yoo xam ne un leader de la coalition bu ko defee su dee coalition bu dëgër la bu am doole bu démocratique mais leader boobu bu ko defee sans concertation avec les autres leaders dañ ko war a sanctionner. mooy lan mooy d'abord nga jël Ousmane Sonko déclaration yi muy def yëpp kenn du yëg da ngay jékki-jékki gis ko ci plateau télé mu toog mu wax benn wax rek après gars yi ànd ci mais ñun suñu parti du ñu ànd ci loolu. yan déclaration la wax gars yi ànd ci li nga wax c'est avant les élections déclaration non xam nga ñun dama lay jox sax benn anecdote bu ndaw gis nga bi ñuy démarrer conférence des leaders Yewwi Askan Wi moom Ousmane Sonko amul woon sax parfois day wax sax yenn gars yi di ko diingat ci biir mais man maa ko doon jox doole parce que dama considérer moom mooy leader de l'opposition man loolu laa considérer compte tenu des résultats yi passés te tamit ku gis nen a ngi nii c'est-à-dire que moom c'est le leader incontestable de l'opposition ñu reconnaître ko loolu bi ñëwee conférence des leaders ñun dañ ko dëggal loolu ne ko yow yaa fi ne dëggalal sa bopp mais bi loolu amee mais moom war na bàyyi xel ne ndaje boo gis ay kàngam ndaje ñu cotiser caution bi ñu joxe pour élection dañ koy cotiser lépp lu ñuy def dañuy cotiser ñëpp di cotiser di bokk ci action yi mais lépp lu ñuy def dañ koy pencoo dañ koy waxtaanee ma jox la kaawu benn ci biir démarche coalition Yewwi Askan Wi da ngay xool affaire Casamance bi affaire Salif Sadio xam nga tey moom en tant que leader de la coalition Yewwi Askan Wi mënul nekk di diingat doxalinu Macky Sall tey bu gisee loo xam ne day toucher Sénégal te ñun ñëpp ñu bokk ko dañ ci war a addu mais duñ ko mus a wax biir conférence des leaders xam nga lu tax parce que peut-être dañ naan bu ñu ko waxee daf koy gêner moom wala day gêner keneen mais loolu du wax benn. Deuxièmement ci kaw Casamance bi ci conférence des leaders yi ko sekk dañ ne duñ ci wax. ndax bañ a gêner Ousmane Sonko. oui ah oui dañ ne duñ ci wax est-ce que mus nga toog ba dégg Yewwi Askan Bi conférence des leaders wala ñu def communiqué condamné demande Salif Sadio lu mu def. Salif Sadio mais ñàkk koo def ça ne veut rien dire aussi hein. ah mais bien sûr parce que c'est non. loolu daf ñuy yóbbu conflit la boo xam ne état moo ko rek du ku neex rek jug naan nangam ak nangam. déedéet ma wax la ni ngay waxee ceeb bi dafa cher dund bi dafa cher courant bi dafa cher noonu ngay waxee bu benn sénégalais ñëwee ne day indi affaire séparatisme mooy Salif Sadio ak waa këram ne dañuy jàpp ay militaires sénégalais di leen rey. di leen xanaa quand même mus ngaa dégg du benn du ñaar Ousmane Sonko quand même wax lu mel noonu. non mais Ousmane Sonko invité ko fii nga seet ndax da ngeen wax si loolu donc d'abord loolu ensuite. beneen démarche boo xam ne ñun neexuñu déclaration yi nga xam ne tey jii lu jëm ci tey bi équipe nationale gagné coupe d'Afrique bi mais Pape Ousmane xam nga ñun bu dee coalition lañ le président bu wootee parce que victoire du peuple Sénégal la c'est pas une victoire de Macky Sall la donc quand on est un républicain un démocrate dañuy dem wuyu ji rek xam nga li ma wax ensuite investiture yi mais wuy ji ngeen Yewwi Askan Wi non wuy ji nañu mais moom déclaration yi mu def ci biti te moom déclaration day engagé la coalition parce que bu ne bu ma fekkoon sax du ma ñëw wala maa ngi woon Porokhane ñëpp nangul na yaa ngi Porokhane mais c'est simple. mais lu ni mel Khalifa Ababacar Sall mi tax ngeen dugg ci coalition mais da koo nangu du début jusqu'à la fin taxawaay Ousmane Sonko ak déclaration. moom ak ni mu toll ak cër ba mu am. su mu nee nangu loolu yéen ngeen ne yéen du ngeen ko nangu da ngeen di génn. mais Khalifa comme si kon Khalifa Sall il est sous la dictée de Ousmane Sonko nga ñu bëgg a wax. non Khalifa Sall c'est-à-dire mënul dara ci Ousmane Sonko lu mu wax loolu lay àndal mais foofu déggoo li ma la wax benn constance moo fa am muy Ousmane Sonko. ah oui keneen existé wul ñeneen ñëpp ay dag lañu te ñun dag loolu condition loolu la ñu bañ nekk ay dag. Khalifa dag la dag bu mag la dag bu mag la ci biir coalition bi benn. deuxièmement mais lan mooy firndeel li ngay wax ni non. munoo wax ni dem déglu ma deuxièmement mais munoo toog conférence de presse nga ne Khalifa Sall candidat lay nekk te ñun xam nañ ne munul nekk candidat Pape Ousmane boo jëlee coalition boo xam ne ay ñeneen leader a nga fa plus de 30 leaders politiques yi fa nekk. mais mun nga fa seppi kenn mu nekk tête de liste en 2017 biñ ne Karim Wade
day nekk candidat présidentiel 2019 man coalition ci Ablaye Wade laa nekkoon Ablaye di sama baay formé ma mais biñ ne Karim day nekk candidat dama ne wax jooju dindi leen ko nañu jéem a ut ci ñun candidat gis nga Pa Ousmane Sénégal Ndiaga Ndiaye boo jël muy dem wala Sotrac boo jël boo dem mun nga ci génn un président de la République mun na ci génn benn président de l'Assemblée tey car buy dem mun nga ci génn un journaliste boo xam ne bu ñu ko indee dañ naan kii moo mun ci Sénégal donc bu ñu xeeb potentialité ñun bi ñu am ñun Sénégal dañu am potentialité bu extraordinaire mais xam nga lu manqué li ñuy reprocher pouvoir en place mais ñun bu ñu nekkee opposant waruñu ko def te autant mais est-ce que du bëgg a organiser la coalition moo tax au moins ñu amee taxawaay boobu xam nga tamit buy décider mais man maa njëkk a wax ne mais du yow rek yaa fa nekk am na yeneen ci ay mouvement yi fa nekk yoo xam ne mais Pape Ousmane kon yow nangu nga tey coalition bu amee benn nit mooy décider wala ñaar est-ce que benn nit mooy décider non mais est-ce que benn nit mooy décider mais man su ma la waxee loolu man mi bokk conférence mais lan mooy firnde bi yow doo ma wax ni charte bi ni ñu ko tëggee yëpp ci xelu Ousmane Sonko la bàyyee ko non waxuma la moom moo ko màccal waxuma la doxalin bi parce que boo ñu waxee ni ñeneen ñëpp ay dag la charte bi kon charte bi Ousmane Sonko la waaw mais charte décision yi gën a mag Ousmane Sonko la mooy def en sorte que ñu appliquer ko loolu nga ñu bëgg a wax charte bi modification charte bi man dama ci bokk ñu modifier parce que avant projet de la charte bi ñu ko présenté l'avant projet ñun bi ñu ko gisee dañ ci gis manquement yu garaaw parce que daanaka dañoo def rek 4 partis ñoom ñooy décider ñooy def la neex mais bi ñu toogee réunion Boubacar Camara que je salue au passage donc moom il est très courageux Boubacar Camara moo njëkk a wax ne charte bi dañ koy changer ñu changer si lu bëri ba dugal ci démocratie interne respect des institutions de la République ak concertation ak jëlandoo décision yoo xam ne dañ ci am consensus dans le dialogue ci consensus mais loolu biñ ko tënkee ba pare ba signé ko mais dañ ko foulé au pied te ki ko njëkk a foulé au pied aussi dañu wax dëgg rek Ousmane Sonko la parce que déclaration yi muy def ak démarche bi mu yóbbu le peuple sénégalais ñun ñi nga xam ne ñun ñu ngi nekk ci biir coalition bi mais ñun dañuy discréditer. comment mais sànq ba léegi yaa ngi wax ay déclaration mais il faut nga laal ñu nga ne ñu Ousmane Sonko lii la ñu signé ci charte bi mais bu mu génnee dafa wax leneen lu uteeg loolu waa coalition bi ànd ak moom ci loolu non mais dama lay ci ay déclaration dama lay def exemple ci déclaration ci kii xam nga charte bi lan la wax dafa ne bu ñuy def investiture dañuy am consensus ci leader politique yi leader yi nekk ci biir coalition dañuy am consensus ku nekk fi nga dëkk zone bi nga dëkk mais tey ñun bi ñuy def investiture mais ñetti nit wala ñeent lañ jël ñeenti parti yooyu ñoom ñooy def lu leen neex ñun imaginez 557 communes ci Sénégal MCS Fulla ak Fayda nekkul candidat benn commune yow tu penses loolu c'est normal ci parti boo xam ne dafa cotiser ni yow dam lay laaj yow tey jii nga cotiser ma cotiser sa doom yi cotiser añ bi ñëw nga ne ñëpp dañ lekk ba mu def sa benn doom bee est-ce que loolu dëgg la yoon la léegi ñun 557 communes yi nekk Sénégal yow tu penses que Idrissa Diop mënul woon nekk candidat mairie de Ngor wala mairie de Dakar Idrissa Diop Ablaye Mamadou Guissé mënul nekk man Pikine laa dëkk et Pikine waa Pikine sax dañoo jaaxle mais bi ñu Ablaye Guissé du candidat non ci yenn critère lañ defee sélection yi aussi tamit bu fàtt ni dañ leen di remonter après ñoom ñu entériner les décisions ma ne boo demee ci ay communes ñu investir ay nit yoo xam ne man leader de parti la mais ban leader de parti nga mais looy peser sur l'échiquier politique aussi mais loo may peser bu soo dem élection yu ñu xam yoo xam te ne firnde ni ñaata député nga am ñetti waaw ma ne parce que xamuñu lan ngay peser dem naa élection 2014 dem nañu élection 2014 sans coalition Fulla ak Fayda dem na sans coalition am 97 conseils municipaux dans tout le territoire du Sénégal neel benn élection législative député yi MCS dafa dem ak coalition si élection député yi donc tey boo xoolee si élection locale yi nga xam ne ci la ñu jóge nii ñun Pikine dañ fa liggéey loo xam ne Pikine laa dëkk mooy sama base politique boo demee Casamance Tamba on pourrait avoir des candidats mais tey Sonko fi mu nekk candidat wala keneen fu mu nekk candidat mënoon nañu leader yooyu yëpp fi ñu nekk candidat am nañ fa ay nit mais pourquoi ñu bàyyi leen di am élégance bañ a xëccoog ñoom pourquoi tey waa Géejawaay ñu bàyyi leen ñu tànnal ku leen neex seen candidat ci biir coalition bi. kon noonu lañ ko doxalee. non noonu lañ koy doxalee bii Bukki bii Ndiour bii Samb bii. kan la woon ca Pikine. kan la woon ci département bu Pikine. Pikine mais Pikine dañu forclos
suñu liste parce que boo jëlee Pikine mais yaa fa newoon man maa fa newoon Aminata Lo Dieng nga fa quand même non ma ne maa nga fa Aminata Lo Dieng nga fa ku ñu jiitaloon ñoom xaw ma sax ku ñu jiital parce que liste bu forclos waxtaanu ci ak ñun dañoo ñëw rek ne liste bi dañ koy déposer à temps jour ba jot ñu toog 2 jours après ñu ne la liste est forclose. non quand même bu doo ma wax ni Mamadou noonu lañ ko doxalee. non barki Cheikh Saliou Mbacké noonu lañ ko doxalee. bi ñuy tànn fekkewu leen xamu leen seen critère lañ tànnee waa ji xamuñu liste bi ñaata te xamu leen waa ji kan la. xamuñu kan la dañoo pare ñu ne ñu voilà dañu forclose man sax jàpp ma forclose xam nga lu ma jàpp man liste Pikine bi pour man dañ ko jaay. parce que waaw dañ ko jaay xam nga lu tax parce que gis nga dynamique bi ñu newoon nekkuñu woon dynamique pour gagner Pikine. ay non mais dama ne déggoo ma ne la Pikine sommité yi nekk ci Pikine yoo xam ne dañoo am pas Ousmane man Pikine dafa am lu ma représenté Pikine bu dee yow xamoo ko mais waa Pikine xam nañ ko. culture le monde de la culture xam nañu Abdoulaye Mamadou Guissé lu mu représenté Pikine tey buñ ne Pikine Abdoulaye Mamadou Guissé du candidat te amoon li ma gën a metti biñ ne suba la élection yi Ousmane Sonko daf ma woo di ma ne man yëguma li xew foofu. luy loolu. waaw mais sama man je peux man am naa ay témoins parce que bi may woo lépp ci kanamu ay nit la mu ne man yàlla xam ne xaw ma lu xew ci investir yi mais est-ce que gis nga légèreté boobu ak manque de d'élégance boobu. légèreté la wala pour wane ni en réalité li ngeen koy jiiñ demul noonu nekkul kuy buur di bummi. waaw que ni lu nekk rek dafa am ku ko dénk muy doxal. loolu la wax moom aussi amul leen yëgul li quand même. mais nan la yëgul li xew si biir coalition boo xam ne ñu ngi waxtaan suñu biir mais. li ma la wax rek bu ñu waxtaanee ba pare ñaari ñuy décider wala benn te gis nga Pa Ousmane loolu xam nga loolu lu muy indi. loolu muy indi suba ñu fal Pa Ousmane président de la République Pa Ousmane defe ne comme coalition yooyu la yorewul République est-ce que dégg nga li may wax. léegi day def lu ko neex maanaam genre yooyu ñooy dofloo nit dañ lay dofloo au lieu ñu def la leader au lieu ñu def la un républicain au lieu ñu def la un démocrate mais dañ lay dof. mais bi ngeen di dem xamu leen woon loolu. non mais man je n'ai jamais mais comment ça se fait que yéen aussi tamit ak borom xam-xam yi ngeen doon dayoo bi ngeen am ngeen nangoo ko noonu ba élection yi jàll ba pare ngeen soog a amee taxawaay bi ak posture bi mais nag en tant que nekk si ancrage opposition mais mënuñu jëm élection ñu génn débat yu mel nii mënuñu ko xam nga lu tax parce que tamit ñun quel que soit alpha li ñu privilégié au départ mooy dialogue consensus mais dialogue boobu toog nañu xaar ay ñaari nit ñett xam nga yow Pape Boubacar Camara jéngu su démissionné ci coalition bu mel noonu kon yow war nañu les gens war nañu poser waat question est-ce que xam nga coalition Yewwi Askan bi 90% liggéey bi yëpp Boubacar Camara ko def moo ko def parce que ñun ñoo doon toog di réunion mais à un moment donné déglu rek moo wax la à un moment donné ana Déthié waaye non déglu ma gis nga moo wax la à un moment donné gis nga affaire buur ak dag yooyu bi mu amee moom Boubacar Camara ci la yëg ne coup d'état ngi am ci biir coalition bi maanaam ñu ngi ñuy seppi maanaam bañkat yi ñi nga xam ne dañuy taxaw jàkkaarloo wax parce que autant dañu war a évaluer le pouvoir autant ñun opposition dañu war a évaluer suñu bopp te évaluation boobu ça passe par la rigueur la sincérité mais la sincérité mais sans faiblesse parce que sincérité du rek nga noppi gars yi def leen neex. mais évaluer nañu. évaluer li ñu wax moom mooy les résultats ñëw taxaw jël ay tableau mais du ay évaluer ay comportement aussi évaluation financière ma ne. tey ñun dañu cotiser. ñaar ngeen cotiser. non du ma la ko wax ñoom lañ ko génne neel benn cotisation lépp lu ñu def dañu cotiser neel benn. deuxièmement pour wax la ci affaire évaluation bi def nañ fi ay ket xaalis ay millions dugg. est-ce que ñun millions yooyu ñun parti yi nekk conférence des leaders xam nañ ñaata la. xam nañ fi ñu dugal conférence des leaders ngeen bokk. mais pas Ousmane boo signé charte bi charte fondatrice. Yewwi Askan bi. tu es membre d'office de la conférence des leaders réunion conférence des leaders yëpp dañuy ñëw dañuy toog dañuy wax mais problème bi mooy bi ñu demee ba certain moment ba élection yi jege investir yi dafa jege rek ñu won ñu jikkoy wor. maanaam amatul woon daje yi ngeen transparence amatul non daje amatul soo waxee ñoom ay 3-4 personnes ñooy daje waxtaan ñëw imposer ko gars yi mais man loolu dama ko nangu Pa Ousmane man bañkat laa man Pa Ousmane man Pikine laa dëkk Pikine ci bañkat yi laa dëkk nekk homme de culture am liberté. et Khalifa dans tout ça. non Khalifa c'est un civiliste xam nga muy kuy topp maanaam man pour man li ma jàpp peut-être que
ay gars yoo xam ne dañuy làqatu ci ginnaaw Ousmane Sonko parce que quoi qu'on puisse dire Ousmane Sonko c'est le leader de l'opposition man je lui reconnais ça parce que tamit gis nga tolloon nañ fi ay jamono Sénégal koo wax Karim Wade lay wax am déet am na wala amul mais loolu temps yooyu damay reconnaître loolu mais actuellement ni ñuy doxalee nii bu ñu changé wul démarche malgré que je suis suiviste nga wax Khalifa mais suiviste mais coalition bi ñi fa nekk ñëpp mais doo gis kuy yëkkati loxo ñu wax dara début bi gis nga début bi ñuy réunion am quelques personnes yu commencé sax bu ñu leen ñuy wax point de vue bu différent mais ñooñu dañ leen commencé di leen écarter duma nag tudd kenn mais tey ku mel ni Boubacar Camara xamul tax ma koy jël référence dafa jëngu non man dama gis ne gis nga kooku c'est un man symbole bañ la maanaam genre Cheikh Anta Diop laa koy jox parce que intellectuellement il est bien il est pertinent parce que Boubacar Camara li mu doon def proposition wala man li ma doon def proposition yëpp dañ ko doon valider ci conférence des leaders mais bu ñu demee ba caay-caay dugg dootu ñu laat léegi lu tax Ousmane Sonko woowoon la ba ne na moom yëgul woon li xew Pikine lan moo xewoon ba mu woo la li xew mooy dañ ne suba la élection yi Pikine amuñu fa liste Pikine département bi amuñu fa liste Pikine Nord sama commune kenn investiruma moom ma envoyé ko message ne ko li ngeen def teguwul ci yoon teguwul ci njub teguwul ci démocratie teguwul ci lenn ma ne ko à la rigueur sax man pour man ay fen moo lal doxalin bi ay fen te fen baaxul fen warul lal ànd bi ma waxee loolu mu woo ma ne ma man dama la respecté mu ne ma man dama la respecté j'ai l'enregistrement dama la respecté dama la jox cër bu mag donc dafa am lu bëri xew na fii yëguma ko tinuma ko ma ne ko bu dee yëgoo ko tinoo ko mu ne ma ne ko kon nañ changé doxalin coalition bi ni muy defa nii baaxul te tamit dina jëm vers l'implosion te boobu Boubacar Camara démissionné gul mais teg si temps quelque temps lañu teg Boubacar Camara démissionné def listam mais man démissionné wu ma dama resté dans Yewwi mené ba élection locale yi jeex yaa ngi may dégg de ñu battre campagne loolu aussi c'est important ñun dañoo battre campagne pour coalition Yewwi Askan Wi gagner dans tout le Sénégal bi ñu battre campagne ba pare ba ñu xam lu ñu am boobaa nag ñun ci la ñu toog dem boo évaluer sunu parti def seen évaluation mais gis ne yéen a battre campagne pour kan mais pour coalition Yewwi Askan Wi parce que ñun mais ñun Pikine te amul liste non dama ne la non partout Sénégal laa la wax d'accord Sénégal battre campagne partout mais Pikine amuñu liste oui Pikine Nord la ñu am liste ak xaw ma yenn commune ñu gagné ñu fa lu tax ñu gagné ñu mënoo dugg ci kër te doo jaar ci borom kër kuy borom kër gi Pikine pas Ousmane Abdoulaye Mamadou Guissé mënoo dugg Pikine c'est pas pour me jeter des fleurs tey moom Casamance Sonko Casamance ñun am nañ fa représentant mais dañoo wax représentant bu poser candidat devant Sonko mais peut-être yéen tamit dañu xeexul comme Barthélémy Dias su ma jëlee exemple ci moom si vous vous rappelez bien entre moom la wala Soham El Wardini mu jafe woon mu dëggal boppam ba finalement à la limite dafa mel ni ku tordroon le coup à Khalifa Ababacar Sall lu tax ci investiture yéen it amu leen taxawee parce que aussi politique ay xeex la dëggal sa bopp ci ay conviction ci choix yi bu jotee ngeen bàyyi noonu rek ñoom ñu jël ngeen ne xamuñu kan la waaw ñëw nañ ñu imposer ñu ko ñun tamit ñu dem moo tax liste bi foreclose loolu aussi waaw loolu comprendre de taxawaay loolu nag dinaa la wax lu tax loolu xam nga lu tax ñun defuñu ni Barthélémy Dias parce que ñun dañoo respecter charte yi xam nga charte yi dañ ne nañu am consensus consensus amul est-ce que yéen daje ngeen pour ku nekk fësal nee naa la bi ñu demee ba investir ñoom ci lañ ñu woon ay jikko yoo xam ne jikkoy war la dootoo leen gisati dañoo jël siège u Malick Gakou si booru aéroport def ko seen quartier général ñeenti nit ñooy décider exclure ñu bëri ay Bamba Dièye ay Moussa Tine exclure gaa yoo xam ne ay bañkat la ñu yow Bamba Dièye koo gis xam ne bañkat la Ablaye Mamadou Guissé koo gis xam ne bañkat la Boubacar Camara bañkat la mais ñun on n'est pas là pour jouer le rôle de figurant. mais choix yi aussi tamit bul fàtte ni dañ koy def selon ku ci nekk. localité bi ñu jàpp ni am nañu chance Yewwi Askan Wi dem fa ma ne génn fa. ma ne dama bëgg a xam. comment léegi ma laaj ça s'est passé Ngor Idrissa Diop Ngor la dëkk yow xam nga Idrissa wala xamoo ko.
Idrissa ko xamul ci réew mi. waaw léegi bi ma duggee studio da nga ne ma da nga bëgg Idrissa Diop. loolu nga ma wax bu wér. ni nga ko bëggee ngor waxuma la ngor de ma ca wax. wala waxuma la ngor foofu sax. xam nga ngor jàpp naa ne war nañ koo sargal à la dimension de l'homme. waaw nee nga war romb na sax foofu. ci la ma wax nee nga ma ne wax nga ma wax ju sedd sama xol sànq. parce que da nga ne ma man su ma sañoon Youssou Ndour ni mu defoon Thione Seck à Bercy. mu def ko Idrissa Diop. mu sargal Idrissa Diop ci kanamu àdduna yëpp. maa ngi koy xaar ci Bercy bii di ñëw mu ne tuddee naa ko Idrissa Diop. non loolu man j'ai les larmes aux yeux xam nga lu tax. parce que man Pape Ousmane dama xam kuy Idrissa Diop man Ablaye Guissé xam nga lu tax dama bind ci moom livre. xam dimension de l'homme c'est un rebelle un combattant koo xam ne xam nga lu mu jiital njëriñu askanam la jiital. le premier sommet culturel sur le climat. moo ko def barki démb à Dakar sans moyen kenn jàppale wu ko. il l'a fait xam nga lu tax parce que xam ne ne le monde tend vers le climat. les acteurs culturels tey dañoo war a xalaat ci les grands défis qui gangrènent le monde défis yi nga xam ne adduna bi tey loolu défis yooyu ñoo ko war a ñoom les acteurs culturels ñoo ci war a njëkk a jóg. tey dinaa la wax aussi beneen secret tey war nañ mën a am Sénégal président boo xam ne homme de culture la. parce que monde bi moo toll foofu. tey un musicien wala un fecckat wala un théâtre-kat c'est pas quelqu'un boo xam ne il doit dafa war a ne tàllal la mais. gis nga lii parenthèse bu am solo dinañ ci ñëw mais d'abord xam nga lan moo jiitu. il faut que nit ñi ñu xam lan mooy culture. merci ñun ñëpp dafa am buñ ne culture suñu xel ci lu muy dem. mooy fecc ak woy. loolu la ñuy njëkk a réparer te duñ ko réparer ci ay wax ci ay actes lañ koy réparer pour nit ñi xam ni. xam nga léegi du rek loolu. dama moo tax parenthèse naa ci ñëw. dama dugg sa studio léegi. nga ñuy waxtaan culture. sa journaliste yi. sa technicien yi di la na Pape Ousmane yow kon da nga kii man leen kii homme de culture la kii journaliste culturel la sax man ci laa la xamee man. foofu nga gën a mën mais c'est malheureux que nous sommes dans un pays boo xam ne. tey homme politique yi bu ñu woowee daje. su homme de culture yi ñëwee xam nga lu ñu leen di def dañ leen di teg second rang. xam nga lu tax parce que ñoom dañu soxla ñoo xam ne dañu toog ci télé yi wala rajo yi di saaga di xasate alors que ñun suñu niveau weesu na foofu tey. suñu niveau mooy bu ñuy évaluer le président Macky Sall. le gouvernement du président Macky Sall on le fait avec objectivité avec liberté. ndax ay borom xam-xam ñoo koy. évaluer ñoo koy évaluer c'est important. xam nga tey dama lay jox exemple man Ablaye Wade sama papa la. moom ma yar formé ma. tey Ablaye Wade nga yeewu tuddee ko stade man dama koy njëkk a rafetlu. non dama koy rafetlu nga yeewu nga ne kenn du fii heure julli jot nga ne couvre-feu wala di jaay doole ni dama ci minute yooyu laay jóg. ne Macky Sall li nga def c'est pas normal parce que damay kaas loolu. d'accord loolu perspective yi dina ma neex ñu ñëw ci mais d'abord dama bëgg ñu jeexal parenthèse bi mooy li ma wax sànq comment ça se fait que investiture bi mu am ngeen àndu leen ci dañu jël kenn rek parachuté ko su ma la déggee. waaw daf mel loolu nga bëgg a xeex bi lan la woon. partout xanaa yéen amu leen woon lisibilité ci candidat bi ñu leen indil ngeen ne kii kat ànd nañ ci wala ànduñu ci wala yow it nga dëgg sa candidature ne Pikine yow yaa ca gën. non man est-ce que waaw nan la mbir yooyu demee. non dama ne la Pa Ousmane c'est-à-dire que man dama bëgg nga may suivre sama raisonnement. dama ne la. démarche charte bi dafa woote démocratie interne transparence interne ñu ne investiture yi ñu ne ñu dañuy waxtaan suñu biir mu ngi ci charte bi li mu lay wax ñu ne investiture yi dañuy waxtaan mais leader yi ñi nga xam ne dañoo bokk ci coalition ñoo créé coalition bi leaderu conférence des leaders ñëpp ñi jiite parti yëpp cotiser ci caution bi yëpp du ñu jongante kenn fi ñu dëkk. ok déggoo ma de. du ñu jongante kenn fi ñu dëkk. la preuve wax ma ban leader ci 4 formations muy PUR muy PASTEF muy Taxawu Sénégal muy ak banati. PUR 4 la ñu. 4 yooyu wax ma ci ban parti moom dëkk bi mu dëkk dañ ko woo muy jonganteeg nit amul bañ nañ ko ba Géejawaay sax Malick Gakou. moo toog fee rek ne Ahmed Aïdara mooy candidat maam Ahmed Aïdara jongantewul ak kenn ci biir coalition bi mais lu waral lool te Ahmed Aïdara Guédiawaye am na ay compétences mais tey waa Pastef fi ne Guédiawaye am na ay compétences yoo xam ne mais tey bu doon dañoo xool ci kii bi rek ci li charte bi wax mais suñu investir yëpp à 90% mais benn baaxu ci investir Yewwi Askan bi 90% dañoo def forcing lañu def cavalier seul lañu def dañoo def maanaam kii nu mu tuddati. oui forcing dem mais yéen ngeen seetaan waaw dictature boo xam ne bu extraordinaire lañu. mais ngeen seetaan yéen it. non seetaanuñu
c'est-à-dire on sent pas que ci biir amoon na combat pour wane ni li ngeen def ni du dëgg du yoon mais da ngeen a bàyyi mu jàll. non bàyyiwuñ jàll mais pas Ousmane man dama la wax benn wax boo xam ne dafa am solo dama ne la veille élection ñun bu ñu génne woon noonu xam nga lu ñuy wax. non pas génn ci presse bi. mais à l'interne mais à l'interne on a parlé wax nañu def nañ lu échanger nga ak Khalifa Sall sur la question. mais Khalifa Sall da nga koy woo sax du jël. da nga koy woo sax du jël. mais bu mu la soxlaa da lay boo moom moo lay woo. mais moment boobu ñuy def seen forfait boobu mais moment boobu soxlawuñu wax ak kenn parce que man li ma gis c'était un syndicat du crime. coalition bi 4 partis la qui se sont constitués comme un syndicat du crime ñoom ñooy def lu leen neex di yóbbu gars yi fu leen neex man alors que ñun kenn moomu ñun Senghor dëkk bi li may wax rek dëkku Senghor dëkku Ablaye Wade mais dëkk boobu du dëkk boo xam ne da ngay noot dëkku Cheikh Anta Diop dëkku Djibril Diop Mame Béti dëkku Idrissa Diop mais du dëkk booy noot nit ki di def lu la neex mënta nekk. et puis ngeen boole waale ci les derniers événements su ma nee dernier événement mooy dernière sortie wu ku mel ne Ousmane Sonko même seen point de presse bi da ngeen ko mentionné waale. le fait que demul émarger yi ngeen ni loolu du taxawaayu responsable bu mel da ngeen cee jaare waale am yeneen ci ay mer ak yeneen position yi nga xam ne dañu saafara waale avant sax loolu mu déclaration bu mu wax. xam nga lan moo dul yoon génn ngeen fa bu yàgg. loolu mooy lu muy tekki. da ngeen des ca non xam nga wax ku mer la génn nañ fa bu yàgg wax ku mer la parce que nag dafa am déception Idrissa Diop dafa am déception pour moom ñii opposition la bu bëgg a gagner élection locale yi la mais gisul loolu ci doxalin bi gis na lii anarchie la désordre la nihilisme la dictature la interne absence de démocratie totale moo am ci biir Yewwi Askan Wi donc dinaa la wax dama lay njëkk a firndeel benn affaire ci li nga wax déclaration Sonko bi moom ne bu ñu ma wooyee du ma ñëw man d'abord dama lay wax ne tey Sonko bu doon en France la wala les grandes démocraties ni Sonko ni Khalifa duñu dem élection xam nga lu tax parce que tey dama jox exemple en France Pierre Cahuzac Pierre Cahuzac nga xam ne ministre la woon de l'économie bu France ñu jiiñ ko ci benn affaire détournement dafa démissionné ma jox la waat beneen cas dama lay jox beneen cas ci Ablaye Diop ministre Ablaye Wade bi yore woon ministère fi économie et finance. te dëkk Thiès. biñ ko jiiñee rek dañ ko jiiñ dara rek mu tekki ndomb tànkam ba pare ne du ma bokk benn élection ba ñu setal ma tey Sonko élégance bu dee am na coalition bu tudd Yewwi Askan Bi mu bëgg a Yewwi Askan Bi li mu waroon njëkk a def ñu accuser nañ ko dara dafa war a njëkk ne sama du ma présenté benn élection ba ngeen setal ma Khalifa Sall waxi noppi waru sax taxaw di wax naan ñu ko naan yow la ñuy jiital ci législative muy xoqandiku muy wane ay kii. teewul bi ngeen waree tànn moom ngeen tànn. non man kenn tànn ko di ko ma ne ñun tànn ñu ko. man ñun fulla ak fayda du ñu dox ci yooyu. du ñu dox ci mais comment ça se fait que ngeen xam loolu yëpp malgré tout ngeen dem ànd ak kooku. wala dem ànd ak ñooñu. non mais Khalifa Sall bu nekk Sonko bu amee dossier en justice Khalifa Sall am dossier en justice. Malick Gakou am dossier en justice. mais loolu mënul tey ñu ànd xam nga ànd boobu nan lay doxalee. mooy am benn élégance républicaine mooy lan mooy ñun de dañoo nekk en maille avec la justice ñun yéen ñi ñu àndal dañuy choisir ñoo xam ne amuñu benn problème ak justice ñu jiital leen soo leen gañee ngeen woote procès bu équitable Pa Ousmane déggoo ma de fi may waxee. mais Pa Ousmane tey coalition Yewwi Askan Bi mooy li ma waxoon Ablaye Wade en 2017. dama ne ko Karim Wade comme que dañ ko téye Karim buñ ko def candidat nañu wut benn candidat bu candidat bi demoon ba gagné Macky Sall 2019 mais defal Karim procès bu équitable te pourtant loolu laa proposé man Sonko loolu laa proposé Khalifa Sall pourquoi ñoom ñu bañ langaamu ci. bi ngeen ñëw ci coalition bi proposé ngeen loolu aussi. non mais man ci biir coalition bi dama loolu laa prôné. man loolu mooy sama vision buñ ma ko nangulee maanaam ñoom waruñu présenter sax élection locale yi. waruñu ko parce que bu doon bëgg nañu am changement ci réew mi gis nga Pa Ousmane gis nga réew boo koy changer. non ku mel ni Khalifa xëy na loolu romb na ko. nee nañ mais même Sonko loolu point fort la ci moom. maanaam bu demoon ne damay démissionner
en tant que député du ma présenter benn élection ba justice leeral sama digganteeg Adji Sarr loolu gis nga loolu avancée démocratique la ci Sénégal. léegi kon mun naa toog 5 ans yoo xam day xaar pour ñu leeral ko. waaw mais non mais 5 ans pourquoi Sonko warul mun a toog 5 ans te ñu accusé ko loo xam ne su doon liñ ko accusé moom dafa ne musuma xam Adji Sarr musuma ko gis musuma ko mais comme que nee na te preuve l'aveu c'est la mère des preuves. parce que boo ne mus naa fa dem kon léegi y a un lien boobu rek moo tax ñu koy woo mais quant à def na ko defu ko mais loolu justice moo koy déterminer te nag Pa Ousmane. man de barke Seydina Mouhamed man dama gëm justice Sénégal man Ablaye Guissé xam nga lu tax parce que xam naa ne boo yi fa nekk mag ñi fa nekk kenn moomu leen kenn jëndu leen gis nga Maham Diallo boobu le juge le doyen des juges ki yore nii moom il fait une mauvaise appréciation sur Maham Diallo moom Sonko. selon li Maham Diallo apprécié dossier bi d'alors. non Maham Diallo n'a jamais apprécié le dossier. sur sa page Facebook dañu bàyyi non loolu ay montage la. xaaral ma wax la Maham Diallo n'a jamais apprécié kooku c'est un magistrat kooku gis nga kooku moom mun na sax blanche mun na setal Sonko ba mu set. il est tellement libre mais bul jël juge yëpp nga mettre leen dans le même paquet. il ne l'a jamais fait. il l'a fait. déglu il a saa yu waxee dina wax ne am na ay juges yoo xamante ne ñu ngi respecté seen liggéey ñu koy teg ci àq ak ci yelleef di ko teg ci dëgg. Samba Sall paix à son âme nan ngay toogee barki démb lu tax ñu gën a démissionné da ngay jël yow barki démb nga def conférence de presse taxaw Samba Sall nga koy yekk lu ne koo xam ne mu ngi ci àjjana tëdd. yekk ko mais di ko xas naan il n'est pas crédible du juge yoon nguur gi la àndal mais il faut au moins respecter la mémoire. dafa apprécier liggéey. n'a rien à voir avec l'homme qui génn àddina. xam nga benn apprécier liggéey. Pa Ousmane xam nga Sonko lu mu waroon def ci loolu. Maham Diallo dafa Samba Sall dafa wuyu ji boromam. da nga koy julli ñaanal ko. lu tax Sénégal nit bu dee sa dee. nit ñi bu ñëwee ci kër gi di ko seedeel seede yu baax. wala di ko ñaanal. pour mais attention nit ki ngay wax ak fonction du benn dama jox exemple. fii nga toog ne. dëkku Léopold Sédar Senghor la te am nañu jàpp ni guute bi Sénégal yëpp Léopold Sédar Senghor moo ñu ko teg pourtant kooku neewatul ci jamono. waaw c'est-à-dire dañu apprécier ak tam ci jamono ju mu jëlee réew yi nga xamante ne yor réew moo xamante ne ñun ñëpp a bokk la mu téye. waaw xam nga bu fekkee da ngaa yore lu ñëpp bokk. loolu n'a rien à voir ak yow nit ki nga doon en dehors de sa fonction la nga doon. waaw boo génnee àddina it mun nañoo apprécier sa liggéey. waaw cela ne veut pas dire que aussi. dañoo war a jàll ci lépp rek non defal naa xëy na foofu lañ koy déggee foofu lañ koy gisee aussi. defal naa moo xam la Samba Sall c'est un juge ñu jox ko c'est l'administration xam nga dañuy wax ne Sénégal l'administration sénégalaise centralise l'excellence lu tax boo demee ba Burkina Faso ñu la koy wax lu tax boo demee ba Inde ñu la koy wax xam nga lu tax réew Afrique yëpp administration Sénégal ñoo ci gën a dàq ñoo ci dàq liggéey. gis nga tey juge yi Pa Ousmane bàyyil bu la juge bi arrangé wul boo nekkee opposition nga jël juge yëpp dugal leen ci même sac soo nekkee pouvoir jël juge yi def leen seen xarit yokkal leen ay salaire defal leen te loolu la ñu war a baax xam nga loolu lu tax ñun ñu ci taxaw ñun MCS Fulla ak Fayda mais ñun dañoo gis ne man gis naa ay nit yoo xam ne ils sont de l'opposition yenn saa yi dañu am problème dem justice jox leen raison gis naa ñoo xam ne ñoo nekk dans le pouvoir. le problème des passeports diplomatiques avec les billets ak yooyu. mais keroog dindiwuñu seen sang. dindiwuñu seen balaanu kiraay. jugé wuñu leen. non dama lay laaj. non ñu ngi ci en instruction. waaw ñu ngi ci jugement. oui jugement boog laa wax. mais dañ ko dàq mais tey jii Pa Ousmane xam nga man dafa am benn journaliste bu ma wax ju pertinent dama ne ma gisee mënu ma la jël parce que xam nga rek gaaw ñoom Sonko moom gars yi dama leen ragal. mais imaginez un journaliste di wax loolu. dama leen ragal. mais loolu la wax carrément dama leen ragal ma ne ko ragal. mu ne kay li mu wax pertinent wul. non waxuma la pertinent na dama ne. dama lay wax loo xam ne dafa pertinent. ci jàngat boo xam ne dañ ko war a am ci suñu démocratie. gis nga Pa Ousmane xam nga fan la ñu toll la démocratie des idées xam nga man lan laa gëm man tey jii fi ñu toll. coalition am na nañu bàyyi nit ñi exprimer wu. toujours la majorité peut l'emporter. bu ñu mënul am consensus ngeen voté. d'accord
kon yéen finalement da ngeen demoon ci yeewi askan ñu mujj leen faa yeew ngeen yeewi waat seen bopp. waaw dañ ñoo yeew foofu ñu mujj nag li grand Idrissa Diop di wax d'ailleurs def na ci benn morceau sax Sénégal yi def na ci xam nga moom nag moom dafa am inspiration def nee na Sénégal yeewu leen lu ko tuddee xam nga gars yi dañ ne yeewu askan ñoom ñu ne yeew moom mu tudd morceau boo xam ne non dinaa su dee su ma la joxee morceau bi nga teg ko ma jox la. waaw man lan laa am lu may censuré. non parce que non. waaye yow man te dal na la gars man bokk maag journaliste boobu nga wax fii naan xaw ma neen dafa ragal ak nangam de ñun leen rek ñu def mooy duñ tooñ de da ngay gis sax buñ tooñul da ngay gis sax sa biir parti wala fenn ay journaliste naan la non moytul kii man ne la koy mooy waaye nañu dem fori new ma ne ñun duñu ay booy ñun duñu dëkk Sénégal dëkk Pikine màggee Pikine yaroo fi dem bitim réew jàng ñëw Ablaye Wade leen daal mooy dëgg mooy nga bëgg ñu imposer dictature interne leen daal dafa am solo leen dafa am solo ci loolu xoolal da ngay sonal sa bopp te le débat na fekk ko commencé et puis leen daf ci am solo mooy waaw guerrier moom da nga koy guerrier ci ñàkk a bañ a tooñ gis nga fii ak tooñoo tooñ nag ñaar lañ wax ku la ëpp doole ak koo ëpp doole fii ak loolu amul wax rek a fi ne li sëriñ bi doon wax rek boobaa ku ragal gaynde buñ dessiné yow la gaynde buñ dessiné xam nga bu ñëwee ñu la ciy xuuxal ngay ragal yow la mais dañ ngeen ci ak te ngeen ko dañ na maa ngi xaar Idrissa Diop chanson boobu nga ma wax ci yeewu leen bi perspective yi kon lan la ñuy dem ci ay législatives waaw forcément xam naa quand wu dañuy dem élection législative quand wu Benno ñu ngi ci ay tractations jëm ci yéen certainement waaw mais xam nga sànq am na loo ma wax bi may dugg fii ma ne la man dama bëgg am loo xam day deñ Sénégal xam nga Sénégal boo jiitee parti day mel ni yaa ko moom boo génnee rek journaliste yi tiim la ngay wax lu la neex di defe ne yow coalition nga jiite ko nga bokk ci njiiti waxuma nga jiite ko de nga bokk ci njiiti génn télé voilà du ñu def lii alors que yow leader yi nga bokkal àndal da nga leen wala nawlal c'est-à-dire booy wax dara man tey sunu parti ba léegi yaa ngi des ci Ousmane Sonko ak Khalifa ak ñeneen ñooñu nga xam ne ay civistes lañu topp ay dag lañu man du ma leen wooye sax ay dag lañu te gis nga loolu yow mënoo nekk dag bëgg yeewi réew mi yeewi boo bëggee yeewi réew da ngay am sa liberté da ngay am sa indépendance am sa autonomie. Et pourtant Khalifa n'a jamais montré faiblesse. Il est faible Khalifa est faible Malick Gakou est faible donc ñeneen ñi moom waxaale wu ma ko donc yaa à l'intérieur certains yoo xam ne da nga leen di compter benn wala ñaar ñoo xam ne loolu neexu leen ku mel ni Boubacar Camara démissionné dem teg listam te gis nga ñoom li ñu yàqal seen bopp sax ci coalition bi dafa garaaw parce que dafa am ay ñoo xam ne fi ñu dëkk gis nga am na benn waay bu newoon PDS Ahmed Ndir nekk yeen mais Ahmed Ndir yeen Ahmed Ndir kooku tey bu battre campagne ci Yewwi Askan bi ba xëy suba teel nga ne ko doo candidat même bu defee liste parallèle du jàll parce que déjà dafa communiquer trop ci Yewwi Askan moo tax man Pikine bi ma defee campagne ci Yewwi Askan bi Pikine yëpp nga mujj noppi mais gars yi ne ma doo candidat ma ne leen gars yi naan ma parti bi naan ma demal def sa liste parallèle ma ne ko du ma ko def damay continuer parce que d'abord caution bi ñu fay sama xaalis da ci nekk te nga ni doo ko wax yow it loolu du transparence non mais wax naa ko déedéet mais waxtu xeex déedéet waaw léegi dama leen Balla Gaye Modou Lo ñu arbitre ne prix nga naan Balla Gaye yoreel na ma bor fay ko léegi jeex na te yow nga ne moom nga faral combat bi jeex na léegi doo wax ñaata ngeen ci def non mais jaru ko déggoo ma ne la xam nga loolu non pas Ousmane xam nga lu ma bëgg le fait que ma wax ko fii xam nga lan la parce que ñoom dañu war a rendre compte ñun coalition bi conférence des leaders xaalis bi dugg yéen ngeen démissionné amatu leen kay lu ngeen di demander ay compte non vous n'avez plus de compte à demander même buñ li démissionné ngeen waroon def kay mooy xaar ba lépp process bi jeex ngeen soog a laaj processus mais amu yéen process jeexul processus amu fii dictature moo fi am à l'interne kon kay jaru ngeen di amu laaj fii kon léegi compte non mais ñun yéen kay wax leen ñaata ngeen joxe rek ñu avancé mais soxlawul ngeen di laaj sànq nee naa la man du ma def genre débat yooyu xam nga lu may def non du débat je suis responsable non xaar ma wax la responsable man déglu ma wax la dinaa leen envoyé lettre de démission benn xam nga démissionné nañu dañ leen envoyé la lettre wax leen li ñu bëgg mooy démissionné nañu wax leen ñu xaalis bi ngeen collecté suñu tur ñaata la ak fu mu dugg mais les charrues avant les bœufs ngeen def non yéen normalement da ngeen waroon jaar amuñu temps boobu boo xam ne dinañ topp pour lan di topp ay réunion non da ngeen waroon jaar ci voie bu normal bi quand même yéen su ngeen wootee lu normal da ngeen war a normal d'abord mais pourquoi normal lu fekk yéen ngeen woote conférence de presse ñun bureau politique ngeen fësal seen démission non alors que lettre bi waroon acté seen décision seen démission bi jàllagul mais lan moo gën a fort décision bureau politique bu parti
yaa ngi wax lettre. waaw mais bu ñu juumee ñoom nag. non dama ne bureau politique bi. waaw bu juumee nag. non mais man mënuñu juum te man maa ngi ci biir di leen wax guddeeg bëccëg ñun bëgguñu changer. man mën naa la wax li ma jàpp ni mooy juum xëy na mën nga ko contester ba keroog ñuy gis leneen. mooy lan. ah yow boo taxawee bureau politique entériné seen démission. waaw ci coalition bu ngeen bokk. waaw sans pour autant yéen lettre bi firndeel ni adressé ngeen ko. ci mais coalition bi wane ni yéen bàyyi ngeen. mais mooy li ma la wax. parce que loolu moo leen di may yéen bu ngeen di bàyyi. déedéet yow parce que yéen bu ngeen di bàyyi. bu ngeen di bàyyi bureau politique di ko acté. xanaa kay li ma jàpp mooy li ma jàpp mooy waaw moom la wax ma ne li ma jàpp mooy xam nga lu tax xaaral ma daaneel après nga ñëw li ma jàpp man sama raisonnement mooy ni su ngeen demee bay jël décision bureau politique ne da ngeen di démissionner am na d'abord motif motif bi am na yoo ma ci wax sànq mais am na benn bu des mooy ni d'abord seen vis-à-vis ñi ngeen àndee laaj leen ay compte def nañu non def nañu xaaral am na benn partiel mën nga ko tuddee partiel fan la mooy def nañu bilan bilan xaar nañ leen ba temps bi jot defuñu évaluation xaaral ma ñëw def nañu bilan ñun suñu parti def na évaluation waaw def na communiqué bureau politique bi communiqué dinaa bàyyi nga wax su ma moo raw lettre dinaa bàyyi nga wax su ma yeggalee sama raisonnement maanaam def nañu bilan partiel su ma ko mënee tuddee noonu mooy daje nañu ak presse bi expliquer leen ñoom nu ñu gisee résultats yi uuteeg ni ko waa Benno Bokk Yaakaar gisee au moins sur cette question dinañ d'accord ni analyser nañ froidement ñoom ni ñu ko jàppee les résultats joxe nañ lii seen aqulay taala ndax noonu la ak du noonu loolu appréciation opinion bi la ak le jeu politique beneen bi xëy na bu des mooy bi ngay wax ni mooy à l'interne naka lañ daje woon cotisation yi joxe naka la ñu finance campagne bi xaalis bu ci nekk buñ ko génnee fan la jaar est-ce que loolu amagul mais loolu bu ngeen koy demander day fekk ngeen nekk ci coalition bi mais bu ngeen démissionné nu ngeen ci jotee non yow kon da nga comprendre kon wax ma comprendre explique nga comprendre xam nga Pa Ousmane li nga wax mooy logique maanaam bu ñu nekkoon ci coalition bu am démocratie interne bu ñu paree réunion bu ñu paree évaluation ndax bi ñuy door coalition bi dañoo dem lëlu bi ñuy door coalition bi dañoo dem lëlu parti confrère leader yëpp daje liggéey charte bi liggéey plan d'action bi wax fi ñu jëm mais bu doon bi ñu ne après élection dañuy def évaluation mais indicateur de performance boobu planning boobu nga xam ne dañ ko bind ci charte bi ñoom ñoo ko war a respecter avant ñun ñoom ñoo war a woote ne tant de conseils municipaux la ñu am tant de maires la ñu gagné fii am nañ fi problème fee amuñu fa problème fee def nañ fi erreur fii defuñu fa erreur bu ñu paree loolu ñu ne xaalis tant de leaders ñoo cotisé def nañu collecte bi dugal na 1 milliard yi jox nañ ci Sonko 500 millions pour mu baat campagne Casamance jox nañ ci Malick Gakou 200 millions Yewwi moo ko def non attends non dama lay jox exemple dama lay laajaale quoi Yewwi yow ku foo nekk Yewwi la Yewwi ñoo def suñu collecte def ay logiciel nga nekk États-Unis sax da ngay jot léegi ñu ne jox nañ 200 000 supposons nu mu tuddati waa ji nekk Guédiawaye kii Gakou mu def campagne jox nañu Ablaye Guissé 10 000 francs mu def campagne mais jox nañ la joxuñu ma dara ci campagne luñ ma jox mais joxuñu ma dërëm yéen da ngeen a cotiser dañoo campagne jot joxuñu leen dajale xaalis ba yëpp déglu ma wax la dajale xaalis ba yëpp def bii bukki bii njuur bii xaritu bukki bii copain bukki léegi nag ñoom ils disent que dañuy yeewi mais bu dee da ngay bëgg a yeewi yow da ngay woote transparence gis nga la reddition des comptes moom actuellement man ci laa leen di woow moo waral sama démarche tey la reddition des comptes de Yewwi Askan Wi parce que ñun duñu cotiser nga def collecte ci sunu tur parce que collecte boobu signataire charte bi yëpp nga ko defee tey bu waa Pastef defoon seen collecte personnelle man du ma toog fii di la laaj compte du ma ko def taxawu Sénégal buñ ko defee du ma ko def yaakaar nga dinañ la tontu ci compte bi ngeen di laaj mais buñ ko deful je vais dinaa poser waat question bi yow bokkatoo ci di non mais yow tey jii boo duggee ci bis ñu ne la fayal nga joxe 1000 francs ñu jox la ticket nga ne weccit waa ji ne la yoruguma weccit nga wàcc dem sa kër añi bu la neexee doo dem direction ba nga ne leen sama weccit laay laaj dama lay laaj am na wala amul pourtant wàcc nga bis bi de exemple ba dem sa kër añ reer ndékki bu la nee boo yeewoo nga ñëw ba ci direction Sotrac sa Sénégal dem dikk nga ne leen man dama duggoon jëm Cambérène waa ji delloo ma nii bindal ma ci kayit bi ne desal nañ la ñaar dërëm
ñaar dërëm sauf boobu que comparaison n'est pas raison. comparaison n'est pas raison coalition boo xam ne yow da ngaa démissionné boo démissionné charte ya la tënkoon tënkatu la. mais gis nga nag li ngay wax nii. waaw xam nga kañ nga waroon xam tey. ñun fulla ak fayda bu ñu porté woon plainte coalition bi. yéen a ngi ci loolu. non dama ne non dama lay laaj da nga ne comparaison n'est pas raison. yow nan ngay nit di mën a cotiser def lépp am droit de regard boobu nga xañ ko mais tey Macky Sall am na droit moom jël keesu askan bi di si def lu ko neex te du rendre compte askan bi. pourquoi caisse noire am da du ko rendre compte. waaw mais loolu nag loolu ñun bés bu ñu toogoon ci réew mi dañ koy dindi ay caisse noire ak. justement loolu moo ñu permettre ñu jeexal ci perspective yi lan la fan ngeen jëm. ñun fi ñu jëm bientôt vous le saurez ndax ñun suñu bureau politique. dañoo souverain dañoo am souveraineté maanaam Ablaye le président Ablaye Mamadou Guissé parce que Sénégalais yaa ngi koy déglu lu ko neex lay def ci parti ba non man militant bi gën a tuuti su ma ko rombee wax ak moom li ma wax dem ciy bàyyi xel waxuma la nag ma toog bureau politique gu MCS Fulla ak Fayda Idrissa Diop ne nii laa bëgg mu doxee Wéwé Sougou ne nii laa bëgg mu doxee man Ablaye Guissé ma ne li ma bëgg loolooy am du ma ko def donc perspective yi. am nañu ay parti ak ay mouvement man wóor na ma ni. Benno Bokk Yaakaar ñu ngi leen di ñu ngi seen tànk. mais loolu yaa ma ko yëgal. man bu amoon nga génn rek waaw ba nga génn rek ñu saisir leen waaw man ni boo fi génnoon ñu saisir la wala ñu nekk seen i tànk pour législative yi dama la wax benn wax bu département bu Pikine dama la wax benn wax bu doy waar ma ne la xëy na gars yi bu ñuy négocier man dañ may ragal a woo parce que dafa mel ni ñoom Ablaye Guissé dañ ko ragal Ablaye Guissé dafa radical xëy na ñu dem négocier ak keneen mais tey jii xam nga ñun lan la ñu exclurul leen rek la ñu exclure mooy que bañ a bokk ci élection locale yi les législatives yi dañ ciy bokk. yéen kon waaye yeewi bu ñu leen woowaatee nii ngeen delluwaat waxtaan. non yeewi pare nañ ci. non bu la Khalifa woowaatoon Ousmane Sonko. non dañu soxla ngeen ñëw. ñu toog parce que xam nga ñoom mënuñu changer ni mel. ay dictateurs lañu. dictateur yoo xam ne dañuy wax askan bi xam nga Bob Marley day wax ne on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps maanaam mënoo tromper peuple bi. éternellement ñun tey démarche bi ñu jël moom la ñu Ablaye Wade jàngal Ablaye Wade dafa ne ma foo nekk ci coalition wala parti politique amal sa liberté deel wax li nga xalaat ànd boo demee ba baaxatul mun nga subir naa mu ne ma mais da ngay réagir te loolu ci laa nekk. d'accord j'ai subir naa. kon yéen tout sauf. non dama ne. yeewi non dama ne. ci législative non en dehors la ñàkk a bañ a bokk. non xam nga man bu ma la nee tout sauf. kon léegi j'ai décidé. décidé naa ci place su. ñi war a décider ay 30 personnes yoo xam ne ñoo war a. mooy kon lu écarté wuñ ko. non dama ne rek dama ne la non dama ne la. bañ a participer local législative moom dañuy participer. loolu moom dama ko xam ci suñu bureau politique. d'accord dañoo décider. dem ci local yi. ñu xool nag ku ñu àndal. léegi nag ànd bi législative bi ki ñuy àndal. mais ñun dañuy toog sur le plan interne. waxtaan ci bu dee moo gën ñu ànd ak kooku. d'accord mais mënu ma la wax kan la parce que su ma la nekkan la day mel ni maa ngi anticiper. maa ngi def ni gars yi def ñoom Sonko gars yi nga xam ne dañuy jiite rek bon donc sama waay la nag quoi mais Sonko sama gars la mais. mais wax dëgg yàlla bi mu ne ma gisee li xew yëguma ko man dama reetaan quoi ma ne non Sonko nag da nga foog ne yow ñun barki démb la ñu commencé politique Ablaye dañu jàngal politique nag. sama jabar dafa ree ba sonn bi mu déggee Sonko naan billaay yëguma ko nii ma ne ko dégg nga Sonko mu ne waaye Sonko kay dama ree ba sonn ma ne ko nag day defe ne maanaam li ñu naan dox si maaynu nit ñi wala foowee sa xel. man du ma kilifa bu mag. kon loolu la moom mais noonu la Sonko il est au courant de tout Sonko bi ñuy investir dafa investir Casamance ba mu jeex. sud bi ba weesu sud ba moom kese jël bigam ak fooy di bind. woowul ma Samba woowul ma Demba te loolu bu dee am na génn ne loolu amul. Khalifa Sall taxawu Sénégal. lan la def dafa jël listam bind diw. ak ñeneen am na ñoo xam ne sax du ma wax seen tur may leen man du ma leen may buzz quoi man Ablaye Guissé parce que ñooñu pour man démocratie bi war a doxal Sénégal ëllëg mënul jaar ci ñooñu parce que boo ne yeewi askan bi yow sa bopp d'abord dafa am loo war a bañ dafa am loo xam ne ëllëg Sénégalais yi waroo taxaw ak ñoom di leen naan parti ma àndaloon war naa ñii wala ñii yeew naa leen ñoom dañu bëggoon yeew ñun
dañoo yeewu ñun dañoo yeewu fulla ak fayda yeew ko mais fulla ak fayda li waa ji doon wax rek kooku yoonu l'islam la jub ak jubal la yoonu religion la mooy les religions révélées fulla ak fayda yoonu diine la maanaam da ngay gis yoon a ngi nii nga jaar si nga tegu ci raay bi bu gaa yi tegoo ci bu ñu tegul ci raay bi nag nga ne leen fa ñukk alors Youssou Ndour bu la woowoon ah comme acteur culturel la te yow it yaa ngi ci te xam nañu sa mais pas Ousmane tu es grave man mais pas Ousmane tu es très grave man waa léegi question boobu pourquoi Youssou Ndour parce que gars yi comme coalition dañuy xool fu mu gën a nooyee rek ñu dem fa par exemple bu Youssou bëggee xëcc kenn dañuy xool rek sama grand kan lay gën a yombee rek ñu woo ko sama grand la nag te guerrier la wax dëgg yàlla je lui dama koy reconnaître ay mérite parce que Youssou Ndour dama koy reconnaître ay mérite parce que récemment dama gis ci farle yu bëri daf may woo day woo Idrissa Diop te woote bi yëpp day xool lii dëgg ñu def ko ci wàllu culture tey jii nag man pourtant on sait man que plaisir ak rakkam rataxul noonu ah te on sait que ni sa digganteem ak rakkam waaw Ngoné Ndour ci la mu géré waaw rataxul mais Youssou Ndour nag sérieusement man dafa am loo xam ne Thione Seck ma ko jàngal Thione daf ma mës a wax ne kenn gënu ko loolu la ma wax mu ne ma Youssou Ndour kenn gëmu ko Thione mu ngi ci àjjana ma ne ko mu ne ma kenn gënu ko Thione ma ko wax lu wax jooju Idrissa Diop daf ma ko firndeel dafa ne su xeex jotee damay xeex ak moom parce que xam naa ko dafa am loo xam ne bu ko yëgee day deñ te nag culture bi quoi qu'on dise moom moo jiite affaire yi tey il est ministre conseiller mais nag quant à MCS Fulla ak Fayda ànd ak waa kër Youssou Ndour yi mais bu dee Youssou Ndour am na vision ñu changer Sénégal si ñun niñ ko bëggee ñu bañ ñoo noot dañ ñoo yeew mais ñun on est prêt man ci législative yi non man législative sans le bureau politique waaw non dama ne man sa xalaat bul dugal suba ma génn sama waa parti am ñi génn non ànd ñoo Youssou Ndour man waxuma dama ne waxuma sax léegi te Youssou bu lay woo ci Benno la lay woo non tegal Youssou Ndour fee ma wax la kenn ma jox la exemple beneen exemple tey supposons que nga jël benn dama lay wax koo xam ne sax neewu fi pour que débat pour que exemple bi baax nga jëloon tey ku mel ni Joe Wakaam wala ku fi nekk tey ku mel ni Amadou Lamine Sall poète projet mémorial la ko bi Amadou Lamine Sall tey su ma woowoon ñu def coalition man je suis partant xamul tax man loolu daf may arrangé may composé ñi nga xam ne dañ naan béy day ànd ak morom béyam tu es à l'aise soo tuddee ñooñu ko boo tuddee Youssou Benno la nekk soo waxee loolu day mel ne naan ma kaay ànd ak Benno mais moo tax dama lay laaj man ay hypothèse rek laay teg waaw dama ne parce que xam naa ni yéen politiciens yi da ngeen di xalaat loolu waaw dañuy teg ay stratégie di xool ni mais tey Youssou Ndour bu ne day dem élection législative moom ci liste bañ day dem Benno day dem non waxuma Benno moom laa mu ne waaw day mais dem man bu ma lay wax Youssou Benno tax waaw mais Benno mais non man je te dis Youssou Ndour en tant que acteur culturel ok Youssou Ndour en tant que musicien en tant que homme de culture D'accord. su bëggoon ñu bokk combat changer réew mi li fi ne indi fii changement majeur man damay ànd ak moom kon xanaa day fekk moom Youssou mu génn Benno mais loolu laaj ko invité ko fi nga laaj ko mais man de toute façon dama xam ne rek ñun li ñu naan béy day ànd ak morom biram ñun ñu ànd ak homme de culture yi moom ëppal njëriñ parce que boobaa combat bi dina gën a am doole te loolu je lance un message à tous les hommes de culture de ce pays que ñun homme de culture yi ñu ànd jël am benn imposé volonté politique fii ci dëkk bi te mun na nekk bu ñu àndee rek yéenante jàmm téyante loxo teetante ñi jiitu comme li ko booy bi di wooye ñi jiitu xam ne ñoom ñoo jiitu ñu si topp seen ginnaaw mais ñu partager lépp dans la sincérité moo gën ñu ñuy jox ay somnifères di génn ay nga naan yeewi askan bi yaa ko jiite wala di def semblant di def ay déclaration inopportune inacceptable parce que man su ma toogee nekk yeewi askan bi di seetaan télé nit ne man bu ma justice wooyu du ma ñëw mais man danga may agressé man tu m'agresses parce que man loolu du sama position c'est pas ma position man mi bokk yeewi askan bi te moom position yi muy jël yëpp day détendre ci yow non mais bien sûr tey boo ne da ngay indi association des maires yeewi askan bi mais loolu politiquement xel sax nangu ko ay association des maires de yeewi askan bi mais l'association des maires xam nga lu tax ñu créé ko c'est pour que état appuie leen te l'état d'abord ki ko jiite dafa am parti bu mu far kooku su amee couleur ci jiite
ci association des maires du Sénégal kon moom dafa mel ni association des maires de Yewwi Askan Wi bokk ñu Sénégal alors que waruñu politiser institution yi muy mairie muy président de la République muy député waruñu ko politiser dañu war a servir askan bi yëpp man loolu laa gis. d'accord kon association yooyu benn association bi c'est pour que maire yëpp ñu jox leen jumtuwaay ñu liggéey seen gox. d'accord mais boo jëlee mairie Ziguinchor nga seppi ko ci mais yow tu portes préjudice au Ziguinchorois. man nag lu may xeex Macky laay xeex feneen ngay xeex feneen d'accord maa ngi lay gërëm di la sant. dafa jeex. jaa man de grand Idrissa yokku naa ci sax yi ma ci waroon yokk. grand Idrissa Diop. dama koy remercier muy vice président parti bi di porte parole bi. di koo xam ne aussi dafa am li ñu naan. bul fàtte sa xaritu Mbàkke bi ma fàtte. mooy Serigne Khadim Mbàkke Balla Dior di nga ko nuyu. mais dëgg la Serigne Mbàkke Serigne Khadim Mbàkke Balla Dior. waaw ak sëñ Abdou Mbàkke bu Serigne Ousmane Sonko. sama Serigne la. ah oui. d'accord parce que man maa ngi jébalu si maam Thierno Diouf Lambaye. mais tey moom ci Mbàkke yi mooy sama Serigne. donc. di ko nuyu moom ba aussi di ko ñaanal ci màggal gi ñu génn ndax avant màggal gi invité na ma këram sëñ Abdou Mbacke invité na ma këram teral ma defal ma teraanga bu rëy donc may sant ñëpp daal di gërëm ñëpp di sant Sénégal 7 di sant aussi liggéey bi ma gis fii te pour man projet li ngeen def nii DER daf ci war a teg loxo parce que vous créez des entreprises man li ma gis mais lii dafa rafet ay xale yu ndaw laa fi gis. bien sûr yu liggéey Pa Ousmane. yow foo na xam ne yaa fay mag. mais kon foofu war nañ ko xoolaat. donc xale yu tuuti laa gis ñu liggéey ay techniciens. ay réalisateurs jigéen surtout. ay jigéen surtout. ñu lay wax papa sama ñaari doom waaw. waaw ñu lay wax papa. di am valeur bijou ak tuuti ak tuuti. xam nga valeur. xam nga ñun culture lu tax culture war a yore politique. parce que culture dafa am valeur. day inculquer des valeurs alors que tey ñun politique au Sénégal xam nga lu ñu ko jàppee saaga xastante nekk ci réseaux sociaux yi gis nga li ñuy di nga tubaab bi créé nañu internet mais yow gis nga africain bu créé bouton non dañuy topp ci internet bi kay di defe ne xoolal defe nañ leen jox géej alors que tey nañu xool ñoom lu ñu mën a créer l'africain lu tax tubaab bi di ko xeeb yow boo ne France dégage mais boo ne France quand la France dégage yow neel je vais créer une bombe atomique je vais créer des centres hospitaliers dinaa créer scanner mais yow boo France dégagé boo feebaree da ngay scanner wu boo bu ñu lay opérer dañ lay laser booy tukki da ngay jël avion kon bu France dégagé donc yooyu yëpp soo ne ay concept creux yoo xam ne amul njëriñ ci réew xam nga lu am njëriñ ci réew lu concret lu palpable maanaam di am ay prospection te pour loolu ñun suñu parti dañ ko axé sur les langues dañu woon ne langue nationale yi nañ ko développé moom la ñu war a njëkk a développé gis naa sax gars yi di ko sàcc léegi homme politique yi naan langue pour développer réew il faut que langue nationale ñun ñooy seul parti politique d'obédience culturelle dans ce monde comme tey France nu mu amee les environnementistes ay ILO homme environnementiste la mais tey dafa yore parti politique di défendre l'environnement xoolal tey Idrissa Diop looloo ko dugal ci gouvernement bi Idrissa Diop tey il défend le climat woy ci album def ci sommet culturel fii avec ses propres moyens mais bravo c'est important moo tax on aura l'occasion inchallah ñu ànd ak moom non man kay soo nangoo rek moom programme semaine prochaine doyen Idrissa Diop ci kàttanu yàlla ak baaxam di la remercier Pa Ousmane parce que man damay suivre sa parcours ndax tey sama jeune frère Gilles Junior yàlla na ko yàlla yërëm yéexee ko li ma gën a apprécier moom da nga ko am mooy objectivité gis nga bu ne da nga toog ci média da nga war a am objectivité bu la kenn moom mais ay journalistes yi jënd carte parti di nekk si net bi di saaga leader yi buñ ne invité bii li Ablaye moom la gisee non dafa contre Sonko du mu ko invité pour lan ñoom moom ñin ni wala lan voilà donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yooyu ñu ngay sant bu baax Abdoulaye Mamadou Guissé moom la ñu àndaloon di njiital parti MCSS Fulla ak Fayda bokkoon ci coalition Yewwi Askan Wi waaye mu mel ni dañoo njortoon ni dañu dem ñu yeew leen ñu yeewi seen bopp génn législative yi comme joxaguñ lu leer mais lu wér te wër mooy xëy na ñu ngi ci ay tractation ngir taxawal benn coalition biñ ci demee loolu yëpp incha allah nañ ko suivre ngir mën a ñëw ak ñoom ci yeneen jamono ci actualité boobu ñuy gërëm également le doyen Idrissa Diop di ko wax ni fii këram bu ko neexee incha allah te mu jàppandi
dinañ mën a def ak moom jotaay bu yaatu surtout ci pàcc boobu ñeel wàllu climat ak climat waaw moom nee na dafa bëgg def ak yéen partenariat bien pour sûr climat bi pour beneen prochain exactement sommet bii di ñëw waaw incha allah loolu lu ñuy neex la dinañ ci ànd ak moom ak yeneen yu bokkut ak yooyu comme moom c'est un homme de culture non dina ñëw moom tey semaine prochaine incha allah waaw dina ñëw exactement maa ngi nuyu junior parce que moo tax lii yëpp jàppandi waaw junior aussi il est très réactif waaw moom il est très vraiment réactif gisoo même jotaay bi sax moom moo woote moo kaleeg yow woo ma ne ma am naa Abdoulaye Mamadou Gissa de pour lundi ma ne ko c'est bon kale ko pour lundi donc moom it day yombal liggéey bi macha allah ñu koy gërëm di ko sant bu baax ak Badji mi nekk ci régie bi nuyu bu baax ki nga xam te ne mooy tuuti borom Pastef nuyu également sama beneen doom bi nga xam te ne macha allah tey ñëw na dafa jëloon vacances depuis 2 semaines yëpp alhamdulilah ñëw na di bijou maa ngi koy nuyu bu baax a baax dafa mel ni tuuti yemale na waaw kon alhamdulilah kon ñu dajawaat fi suba incha allah ci beneen numéro seen émission 13 minutes de vérité may gërëm internautes yi nga xam te ne ñu ngi jëloon seen temps doon suivre débat bi ci Sénégal 7 lay xewee